We all witnessed how impactful this work was. Yesterday, it was a celebration of that and many of the cases. An Auditor General is appointed. He was doing his duties, and then they try to circumvent that. They try to bury the audit reports since 2021. These young people rose to ensure that it comes to light to the public. As an ordinary member of this very institution that is built on accountability, that is built on transparency, what we have seen yesterday reminds us of where we have come from as a nation and as a people. Our colleagues that have been arrested is about 13 of them. 15 of them have been arrested. And their names, Hakim Toure, who is the leader of Gala, Kadi Jadama, Omar Kamara, Abdullah Tiba, Kek Sane, who is Keme Seng Sane, Omar Sanyang, Ibrahim Kaira, Ali Usar, Fallu Galasise, Ali Uba, Pato Jalo, Maimuna Ba, Mohamed Silla, Ibrahim Jangha, and Lamin Sise. These young people have done no crime. They were given a permit by the Kanifing Municipal Council to use the youth monument right at Westfield. This is where they were going to hold the one-year commemoration of Gala. To their surprise, the police had come and closed down the place and asked for a permit. For decades, this place has been used for events, and nothing is there. Nothing has been done by the police. Only when these young people say they are going to stand to commemorate accountability, transparency, and justice in this country, then we see the very institution that's supposed to be upholding justice come down there to treat them in such a way. The current condition of the 12 detainees that are at Kairaba police station. We have seen how overcrowded that place is. I have been there myself for days. We have seen the condition of the 3 people who are detained in Kotu police station, which is dubbed AKA Bamba Dinka. You can recall these names during the time of the former president, a way of bringing fear and intimidating people. Females among these arrested are there. Some of them have been denied basic sanitary equipments like pad. Family members have been denied visitation rights. People just being arrested and kept incommunicado. We express our utter disappointment of Commissioner Jao. Whoever he is, I don't know. But I think that his lack of understanding, his stupidity, reflects that of the Inspector General of Police. That your men will come down to the ground without any lawful understanding of what laws people are breaking, only to be arrested. They only expose their own ignorance. Should we be living in a Gambia where police are shot dead in a line of duty, and then we have nobody that we are going to put on trial except Usainu Bojang? If I were a police officer in this country today, it would be the end of my badge. I wouldn't serve anymore until I know who killed my brothers. But here, everybody is here for your own survival. So they will keep on doing their work. Nobody cares about justice. We let injustice prevail. When injustice happens, it becomes a threat to justice everywhere. Anything that happens to anyone is your own people that will fight it. The people of Mandinari will fight the death of Omar. The people of Brufut will fight, the Usainu Bojang. Gala stands for the whole entire Gambia. And these are the few young people that stands with them. I have been going to court, and my silence has been noticed across the country because we wanted to wait until we were out of court because we thought this was a new Gambia. I had to come out of silence today simply because there is no one to stand with these young people. Every time we talk in the Gambia here, they will always shout, we will go on social media, our pen is mightier than the sword. But here it is today. People who have fought so hard for transparency and accountability, and you all accept that yes, indeed, these people are doing an exceptional work. Today there is no one to stand with them, even when we all see clearly that in fact they have not broken the law, and they always tell us due process, follow the law, don't break the law, go and find the permit. Even when we do the right thing,
they still come and put power on people. Ladies and gentlemen, we will not continue to live in a Gambia like this. And this is what warranted to end the silence and the long impunity that's here. Gala will forever be here. Like I said before, no court bail, no police summon, not even the walls of Mile 2 prison will silence our pursuit for justice. That being the case, we will continue our strength as we are in here. Tomorrow is Sunday. If these people are not released, we will continue to show up at that police station as they disperse us. We urge every young person, képp koo xamante ne yow kilifa nga man suma kilifa yi teg nañ ma ñu ne ma ne hey Kémo bëgguñ nga wax ci affaire politique bàyyil politique defal nii, because they feel like it is danger. Kenn du dee xeex ak nguur. Ma ne ñun xeexu ñaan nguur, ñun dañoo dimbale nguur bi pour dëkk bi mun a dem. C'est maa ngi fàtte, I'm sorry, you know. I have been placed by my own parents. They told me not to come out. They said, no, this is not a country where people love justice. You know, the kind of justice that I want, they say it only happens in the hereafter. Well, today I want to speak to those people who represent God. Today I will not be speaking to the ordinary Gambians. Today I'm speaking to you, the spiritual people, you, the faithful people. Even the Quran speaks to the faithful. In Alazina Amanu. Atol Limani Amol. Albemintole. Where are you? What's happening to our heart? Today, what made me stand here, yesterday I was confirming with Imam Hamma Jaite. It was the instructions of Suratul Nisa, verse 135, going down to 145. These are the instructions of God that made us stand here today. Where is the pastors and where is the imams and the ustaz who preach the word of God? Is the word of God not enough to go down to those who rule or to speak truth to power? Should that be done by us? Have we not all seen the wrongs that are happening in this country? Who is going to speak out against this? Is it because the politics is feeding our families that nobody is even able to stand with truth anymore in this country? These young people are not supposed to be behind bars. They will not be behind bars. I urge every parent, ñu nekk fële suñ family lañ seen ay parents nekkul ne comme gars yi dañ ñàkk fayda or da ngeen war a wax gars yi ne buñ ñëw. We are going to show solidarity with these people across. If they bring them to court on Monday, then buga hamne ken needed permit. So them court. Na deka bi yeb joke. At least sune ke bena 30 minutes la sa nga ñu dox nga won guys solidarity. So you wave guys nga dem. Why then make sure ne Monday su ñi di dem court ñu feesal bunti court bi fii. Wherever the court might be. Loolu mooy loo xamante ne moom lañ war a def. Ëllëg Sunday la yéen a ngi toog seen kër. Lu ñoo def fii pour seen ëllëgi xale la. Because amoon na time fii seen doom bi. There was a time in this country where they took your children and hide them and you couldn't do anything. When you see such a situation is repeating itself, even in a subtle way, you must stand against it. So loolu moo ñu war ñun waa dëkk. Loolu moo ñu war ñun waa dëkk. Te koo xamante ne yaa ngi anyone who has faith and iman knows that what has happened here has not gone in the right way and that we must really stand. So tomorrow we will continue to go down to the station until these people are released, and if they are not released Monday also, we will continue and come and show solidarity at the court here. And this is the message that we have to send. My colleagues will translate this in Wolof. Ngeen balal ñu because wax neexut te dégg bi. And of course, you know, my dear friend Aliou Bah, I pay tribute to a great patriot, an African hero, a man of humanity. But every time Aliou has been arrested, Aliou is arrested in the most brutal way. And not once have they found any fault in why they should arrest him. This must end. You see how Omar died. It's as if the police have not learned. I'm warning the Inspector General of Police, Sidi Mukhtar Toure. Sidi Mukhtar, you are a public servant. What is warranting this that is happening in our country? I will address you as a citizen because I am concerned with the actions of your men. It seems as if there is no professionality in the police. Atol police all men bebe Gambia mbal Danila. Atol la brodal yewol le fajang. And atol beyal ne Usainu Make. The whole country knows that Usainu Bojang did not kill these people. But what did we do? We let this happen. We let the man drag into court for almost 2 years with a lactating murder. That is still paining me and is still boiling my heart, Sidi Mukhtar Toure.
And you as a human being, you should speak to your own conscience. You're not placed by anyone. You are placed by the Gambian people and you are paid by taxpayers' money. So let the police live up to their expectations. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. So Mr. Lamisi will speak You think everyone understands English like the way you understand it? No, we are talking to the masses, bro. Come on, bro. We are not talking to the English speaking people. Okay, Musa. Okay, assalamualaikum mbokk yi ñu ngi leen nuyu ku nekk sa tur sa sata maa ngi sant suma collègue bi mu doon waxtaan ak yéen léegi-léegi si kàllaama angale lu mu doon wax noonu si angale lañ bëggoon a translate si olof rek maa ngi fi am tamit suñu beneen collègue boo xamante ne moom it dina ko def si soose just so nga xam ne comme like bëgg nañ waa dëkk bi yëpp xam lan moo xew comme nga nekkul ne ñëpp a dégg angale soo moo tax ñu boo ko def si local language yi si dañu translate ko so ñu leen di gërëm di leen sant di leen wax ne te dañ fi taxawaaye naxar suñu xol neexut lu tax suñu xol neexut nag mooy foog naa ñun yëpp réeré wuñ mbir ne comme suñu mbokk yi suñu ay brothers ak ay sisters lañ arrest la moo tax ñu arrest leen foog naa ñu leen xam nañ ne am na mbootaay bu ñu naan gala nekk na fii nag wadiya maanaam benn at so lu fi nekkee benn at nag léegi at boobu lañ bëggoon a ñëw teewal si monument bi ñu loolu bu xewee nag lu ñu waroon a def yëpp fu ñu waroon a jaar yëpp pour def ko mooy pour toppa due process defoon nañ ko mooy dem si council bi lu waa laajee mooy dem si council bi nga wala ne nga soxla place bi ñu jox la ko ñu laaj la looy feey nga feey ñu jox la seen ay kayit joxoon nañu kayit loolu yëpp defoon nañu ko ba ñu jàppa bés bi barki dema la nag la loolu waroon a xew asaf la dema la waroon a xew dema buñ eewoo ñun yëpp kenn eewut comme ne comme da nga eewu pour ñëw jànkuwante ay police wala ñu la arrest fii wala ñu dóor kii wala di yóbbu kii fii ak fale day ñëw pour war a ñëw prépare indi ay toogu ak ay yooyu ñu commencé loolu ànd ñu gis ne police yi ñëw na bu gaa yi ñëwee nag gaa yi ñëw fekk fa suñ gaa yi laajte leen la lu xew ñoom ñu ne dañ leen wax ne daal dañ am order bu jógee from the top maanaam si angale mooy order bu jógee ci kaw bu ñu xamul fu mu jógee ne waruñoo def suñ programme bii nga xamante ne mooy suñu wan ya commémoration lañ bu ñu waroon a def suñ gaa yi nag wala ne loolu mënuñu koo tere parce que place bi dañu koo jox loi tamit moo ñu doole la pour ñu war a def lu ñu war a def soo si biir loolu gars yi am confrontation gars yi arrest leen jaay leen doole arrest bi nag teguñ ko si yoon teguñ ko si loi si biir arrest boobu tamit nag dinaa si bëgg a waxtaan tuuti parce que loi tamit dafa am naka la waxee ne noonu lañ war a arrêté doomi réew yi bu dee comme da nga fii ne dañ jalgati yoon dafa am noo leen di arrêté nit ki soo ko arrêté da nga koo arrêté ak dignity nga arrêté ko tamit ba pare nga use loi bi dafa wax ne da ngaa wax la lu tax nga arrêté ko da nga ko convince ba pare nga arrêté ko bi dignity nga ànd ak moom waaye ñun yëpp gis nañ audio yi ak vidéo yi nga xamante ne comme like moo nekk on social media lu ñu leen arrêté mooy jaayum doole lañ leen def dañ ñëw ñapaaxu leen gars yi ñëw di dóor ñii ñu mel ni comme like kenn si ñoom ku tudda ama Aliou bu suñu broda gis ngeen dañ ñëw jaay ko doole anasaan nga gars yi di ko dóor lu nekk lañ ko def jël ko sànni ko si biir moto bi te lii moo nekk ñaari yoon lii mu ngi xew bokk na si tamit suñ naataango yi nga xamante ne ay jigéen lañ bokk na si kuñ naan Kadi ak Maymuna nu ñu leen arrêté according to like law ak comme police yi ni ñu war a conducté seen boppa sooy arrêté jigéen da ngaa allow police bu jigéen arrêté ko waaye dañ gis ne comme harassment moo fa am harassment si angale mooy comme góor di ñëw di ñapaaxu jigéen te loolu it's not right loolu is harassment boobu mënoon nañoo indi seen police yi jigéen yi ñu arrêté jigéen yi góor yi arrêté ñi la waaye góor yi ñoo ñapaaxu jigéen yi te loolu is harassment te loolu ñu ngi ko condamné tamit ba léegi nag loolu bu mu xewee tamit gis nañ ne jël nañ leen yëpp gars yi dem yóbbu leen paak leen fuñ naan Kairaba police station ñoom fukk ak juróom ñoo fa nekk gars yi yóbbu leen police Kairaba police station so bokk na si fukk ak juróom yooyu seen tur yi laa bëgg pour limal leen ni ngeen pour ñu waa dëkk bi xam kan ak kan moo fa nekk so fukk ak juróom yi mooy kuñ naan Hakim Touré Kadi Jadama Omar Kamara Saybo Aliou Tiba Kek Sané Omar Sanyang Ibrahima Kaira Aliou Sarr Galas Aliou Ba Pato Diallo Maymuna Ba Mohamed Silla Ibrahima Jangha ak Labin Cissé
ñi ñooy fukk ak juróom yi nga xamante ne dañ leen jëloon paak leen yóbbu yes Ablaye Tibe wax naa ko ñoo ñooy fukk ak juróom yi nga xamante ne yóbbu nañ leen police station bu ñu naan Kairaba police station buñ fa nekkee nag lu gars yi di miin di def mooy suñ jàppee nit ñi dañoo xaar ba askan bi suñ demee rek gars yi jël leen commencé leen di leen tasaare dem nag dañ fa toogoon di leen xaar parce que xamoon na ne nañ ko def soo si guddi bi la gars yi jël ñetta si fukk ak juróom yi ne muy galas ku ñu naan galas Maymuna Ba ak Kadi Jadama ñi ñetta yi lañ jël si biir fukk ak juróom yi gars yi transféré leen dawale leen yóbbu leen fu ñu naan Kotu police station Kotu police station nag man mii di wax ak yéen ak ñu fi nekk ñu si bëri yóbbu woon nañ leen foofu arrêté nañ ñu woon yóbbu nañ ñu foofu place la boo xamante ne ñoom police yi seen boppa Bamba Dinka lañ ko dee ooyee Bamba Dinka nag soo ko déggee foog naa ñun yëpp réeré wuñ mbir ne jamono 22 years yi yaay jame bi fii amoon na place bu ñu naan Bamba Dinka te place bu garaaw la woon garaaw la woon so when it comes to police station si Kotu moo gën a garaaw moo tax ñoom police yi seen boppa ñu ko ooyee Bamba Dinka parce que place la boo xamante ne 2 by 2 mètres la ba pare amul ventilation benn palanteer bu ndaw moo fa nekk mu leen dem ba parce que man nekkoon naa si biir xam naa si biir nu mu demee soo ñu jël suñu ñaari jigéen yoo xamante ne ay jigéen lañ ay néew doole lañ ñu yóbbu leen foofu paak leen foofu bokk na si lu ñoo naxarloo tamit lu ñu leen fa yóbbu mooy jigéen yi ñu def xam nañ ne si monti jigéen yi lañ nekk ngeen baalal ma waaye di saa things yoo xamante ne comme foog ñu wax ko parce que ay jafe-jafe yoo xamante ne la ñu ngi koo teg suñu communauté te duñ suñu ba dara ñi nga xam ne jigéen yoo xamante ne comme toll nañ seen ay weeri bokk na si suñu gars yi ba pare si biir loolu pour ñu am seen sanitary pads yi ak yeneen jigéen yi yu ñoo jëfandikoo ak yu demee noonu sax it's a problem because dañ leen keep communicado si angale mooy ne kenn du leen gis starté ko Kairaba police station ba Kotu ñu ne bu ñu fa demee dañu ne ñoom dañu am order bu jógee from the top like they always say xam nga ban top la ak ku mu ni doon on sa nga ñoom ñoo leen wax ne ñii kenn mënu leen gis te lu ñu understand si loolu mooy comme like violation la pour seen rights yi pare because each and every détenu yi bi su nekkee da nga rey nit am nga right pour sa mbokk yi xam fan nga nekk am nga right pour sa mbokk yi gis la am nga right pour sa counsel yi mooy sa lawyer ñi nga xamante ne ñoo lay taxawal si court yi ñu gis la am nga right pour ak kenn ko xamante ne comme lay dafa soo sympathie wala solidarité pour mu gis la loolu ñu noonu ay nañ leen ko loolu nekk na loo xamante ne tamit comme like ñu ngi koy météo loolu ba léegi tamit nag ba léegi ñu ngi jéem a wax askan wi ne xam nañ ne gars yi dañoo bëgg a jël advantage of 72 hours yi parce que loi bi moo leen may right boobu ne kum jàpp mën nañu laa jàpp ñetti fan muy 72 hours loolu te loolu Monday la moo elapse soo Monday xam nañ ne dinañ leen yóbbu si court si soo si biir press conference bi fii ñu ngi appeal on everybody pour on Monday bugga nañ ñëpp ñëw teewee comme lay court bii ñu ñëw si court bi ñëpp ñëw ñu wone seen solidarité parce que ñii ay suñu ay brothers ak sisters la yoo xamante ne comme defuñ dara yaaxuñ loi bi moo ñu dooleel ne comme like we have right to assembly maanaam mën nañoo ñëw ñu dajaloo fu ñu bëgg a dajaloo su nekkee ne moving from one place to another with a PA system maanaam yi amee ay mic ak yi demee noonu amuñ benn soxla pour dem si IGP bi pour wax ko mu jox ñu permit fu ñu doon dajaloo monument bi la commémoration lañ doon def maanaam dañ doon jox amal màggal bés bu gala juddu woon nekku na dañoo move from one place to another on a sangano soo amuñ benn soxla pour dem si IGP bi pour mu jox ñu permission boobu noonu te loolu moo tax suñu gars yi resist and we will keep on resisting on loolu lu ñu waroon a jox nag si wàllum ay kayit si council bi muy KMC loolu yëpp def nañ ko lu ñu waroon a feeyoon nañ ko ba ñu jàppa bés bi doole leen jaay suñu gars yi ba pare ñu lifin léegi ëllëg nag te dañ waroon a génn waaye suñ council yi ñooñu ñaan ngir yàlla ak yonent bi ñu ne génn bi tey ñu bàyyi ko ba suba parce que am nañ yaakaar ne dinañ leen bàyyi tey parce que loo yaay di nga waxtaan loo moo tax suñ génn bi tey ñu bàyyi ko waaye ëllëg suñu leen bàyyi tey ñu ngi wax everybody ne ëllëg na ngay xam ne kon dañoo arrest moo parce que ëllëg dañoo génn may na ñu arrest ñun yëpp nañ ñu arrest nañ ñu rey lu gars yi mën a def na ko gars yi def waaye dinañ génn ëllëg on sa ñu arrest ñu boole ñu suñu gars yi téye suñ paree ñun yëpp ñu yóbbu ñu koor ñu wax ñu ñoom fan lañ teg ba lu wàlla la gars yi sukkandikoo pour war ñoo arrest loolu du bëgg nañ mu nekk loo xamante ne tamit dafa leer ba pare si anam bu ñu arresté suñu gars yi mooy jaay doole boobu noonu ñu ngi wax police officer yi ne ñoom yëpp ñu leen na ay mark ñu ngi wax police officer yi ne na ngay understand ne ñoom public servant lañ na ko gars yi sol uniforme boobu pour serve ay benn 50 people wala few authorities dañ sol uniforme boobu pour ñu nekk mbindaani askan wi seen commencé ko seen uniforme bi seen tiagas yu gars yi dee ndamoo noonu di ko fetal nit ñi seen baati yi ñoo dóor nit ñi seen bourse and everything ñun ñoo ko dee jënd suñu taxpayers money moo ko dee jënd
because ñun ñëpp ñu ngi liggéey ñun ñëpp we are responsible ñun ñëpp understand ñu ngi fay taxe bi réew mi amee fi suñu njaboot yi and everything we are more than responsible so loolu dama bëgg ñu understand ko and we are I marking them ñu ngi note down seen names yi ak seen tour yi and everything we will make sure comme like lii du am fii dina continuer to any level bu mu war a dem because jaay doole bi dafa war a stop and this is what we fought for 22 years mu jaral ñeneen ñi ñu rey leen ñeneen ñi yóbbu woon leen exile ñeneen ñi disappear understand nga as we speak right now ñu ngi am special prosecutor boo xamante ne ñu ngi ko swear in yesterday pour mu ñu war a xool si ñaawteef yi nga xamante ne comme like xewoon na si 22 years bi te kooku démb rek lañ ko swear in maanaam si lañ ko waatal mu war a ñu xool ñaawteef yi nga xamante ne yooyu la police officer yi doon def ba pare démb police officer yi di repeat exactly the same thing luñ swear in the same police special prosecutor boobu noonu so li moo nekk suma gàttal affaire bi because suma mbokk bi tam dina ñëw wasi soose ma emale fii suma kàddu yi for now thank you very much. George, hi. Can we please come in, George? Thank you. Thank you very much. So, assalamualaikum. Mbalbi kontona. Comme na diamo temela, même fala do wala na collection number diamo. Yana fa angale la ngiswa ko a translate to mo be understand. Comme na bengo jambi na media kuma and force modern media fa tendu ba because all the time where we are media ben no man so be tendu ba bari na bengo mu jammendi comme ni la mandia muna sab ni mandia wala mu nyinti ko na le remember gala mo be Gambians against looted asset men yalon ko 1 year ago 12 months ago do ko kendo ke jam yalon ko ni correctional nyinin kara kabri ya jabe la bagaso di wafi ko masa kunda ya wafi bari a wafi ta nya di la nyama mul malo gala la wulta ya mandiro ke masa kunda la fona da committee lo ni me yalon ko wulta de kisiro ke fa ya fengol fendi ni men yalon ko a tara newspaper media mo fon safen so wo gala la wo 1 year wala sida kabra sida ko be wala wo gala 1 year ni be wala celebrate and we lafta ka celebrate mu do mo lam youth monument and mbe yalo no ko youth monument kunu ni me yo membe KMC ke youth monument be KMC la wala ka di mo la pour programme ke kunu sudo kabri ni ko keda me yo membe KMC mo be yala message wala nyindi ko KMC nana man youth monument di mo la police le ne ya arrest ko amon permit so pour programme ni ke ñenen signa follow so waya yitandi la ko programme men be ka ke youth monument ko mo bugata permit ñini ka police le bari kabri ngala yo procedure noma itata KMC ye pamito dila pour ye ila commémoration ni wala mu ñanda kala kunu so kunu tilibulo gala la ñaton ko dol findita mam programme fon start fa ina de bagaso ni nadi kentol an musical setol ni siram pour que londi o ta programme in start ye police ultra monument kabri police ultra monument police le ni man foye wala ñindi ko nga odale soto kabo santo ala ka wala ko santo man santo mun tola kabo santo pour alkana la programme ke ni ni ngaro ke muneketa iko almam permit soto galala mol koy ko to le permit soto le iko mun to ko nga permit soto KMC ko ko anal te programme ke ko mba kala le itare enforcement ko mandi ina ta ye arrest wo arrest lo nak ye mo dandak arrest ye samba wuraro dol fanam findita kela campagne kanaji kaytan dila ko albe lori ndu men don to le permit sodo ka na programme ko je andum ba kela je ye dol arrest fanam ye samba anum comme ni koy arrest wanti mbe nyanda kam Gambia ni ko ye mo arrest o molye balangole ki ye arrest anim banku do ko molye balang ki ye arrest is nyanda kala ko arrest nyal kat fatat Gambia arrest ni balang ki ye arrest mo munudi ike nyapin kanne be balo dun la nyodo be forcer la le pour que samba ita fole fa muna sabu ki arrest because kunu ni ajibe comme na collection ya fanya aliuba mo be aliuba la aliba wado wadi ya arrest nim banku ka alon ko ba kilimbali ato arrest la anu kunu fana wala ken ya kilimbali ato arrest le ya mutale ko mu me ala ko dole ya simu muta dole ya bulu muta ya sika ya fay mo ko andu yenyinki amam me fa mbe aja auditor general press conference ben pe mo arrest ya arrest wala so wo mu fenete me alon ko do la police on katukal wo mbo wo kuma kawni mbata mbe wo condemn la baake law arrest nya ye men ka aliou bara anim maymuna ba me alon ko fanan comme na ko ja fanya musolem
kelle ya arrest anu kabri ka arrest ya arrest ni manya men na amanta ni loi amanta ni silol anu kelle ya arrest wala so comme mo mol ko men arrest wala comme na coalition ya wala to Hakim Touré wala mu galala national coordinator bi kadi jadama ba wala kono Omar Saïwo Camara Abdoulaye Ty Ba Kémé Sané Omar Sagnan Ibrahima Kaira Aliou Sarr Galas Cissé Aliou Ba Pato Diallo Maymouna Ba Mohamed Silla Ibrahima Dianha anin Lamine Cissé so ñun la molti men yalla ko ye arrest ñun nak kabri ye arrest ye be sama nun Kairaba police station kabri ye sama ji mbeje fo suwokuta bari yalla comme be yalla ka kenya men ni pare de kita be mo ni arrest lo fe be dol bondile sama blado so kunu sudo ina dam mo sabab bondi Kairaba police station sante kabri mbe dian kan mo tannim fula wala be Kairaba police station o mo tannim fulu be be sel kilina ko mo tannim fula be lawo selo ko anu be yalo ko wo yira nyanto be balila nyanto la pour tara marale ko maro me yalo ye tar ye dundi detar maro mo deto ko wo mo anse be mo tannim fulu be be lakin ye kadi jadama Maymuna Ba anin Gala Cissé ye bondi samba kotu dum selo men bidi comme la mini afo nyam selin dinnam ye samba wolto e fawol ka fa jeyne bamba dinka so nin ko bamba dinka ko mo be yalo bamba dinka jam bela tay mo dila jaw ya wala nay ka dila jaw ya la sabi ka fa jey bamba dinka ñu musu fulo me ye samba ji mol men ye be soro sante ko la family te jela hani loyal fon time soto da ko leati bulu baka pour kan ñu anum police e ma wo crime ke me yalo ko si soro ya fo mo te jela sante la family members mo me jenu Maymuna comme nga collègue ya fo nyame abe musul la comme kare kuro le jeka ya bali pour ayala sanitary part soto ko sudo wo kamala yenga information soto ko abe hunger strike la wala mo nyinte ko amantara domoro kel because yow men kala yala nyantu men tinya amantara domoro kel ye domoro dia la aman son ka domoro ngani information so fama fitni ketala no fama ketala the Gambia police force IGP will be responsible fama fitni ketala gane ko nye Sénégal Sidi Moukhtar Touré momo yala ko ibe nyim mutaro ko fama ketala Sidi Moukhtar Touré will be held responsible. We want this to be clear. Na bodaje nindo loyal fana communicator kunum mbeje kabi fosuto bi yen communiquer men wala nyinte ko Sidi Moukhtar Touré ko tebulal ala officer sol ala boy sol kana nyimol be. This is the communication. So that means ko Sidi Moukhtar Touré the IGP wala ko yeta nyimol arrest ye mabo mo kane eje ila dimba e badi mol kane eje andu mo kane be amake luwaka ajo ko atelang IGP sembole babu bala balo na fanan ko ndol banko dingol le wo sembo fanan sika ngadu ngabulo ko fon anu nyi nyanta ka Sénégal Gambia no bi mo yalla ka be man sakunda ko sembole babu ndol le wo sembo sika ngadia ndol le bo sembo tala ngatebu nyi nyanta ka Sénégal nim man nyinke na banko nta sama no la gala dum ya galam arrest la ya leader sol dol arrest but galam is not there. Gala is not arrested. It's the members of Gala that are arrested. They were arrested. Mbe continue la le soma mbe fintina la ne kata police station niang bayje we will still come and gather, we will go back there na tambita bila niang momuta yes montoro wate tan saba taworo wala ni lule so tili saba so tili taworo wala ni fula wo tili sabo no tambita nyanta ka samba court woto mbe jikiri ni nako ni me bula bi ni sa tenen lungoy be na la court kali mbe Gambia no be dal momo yalla ngo tonya ite ilafta tonya lay sabati ilafta tilimo lay sabati ni banko ka ilafta en banko la nyaato tal mundi ngana lo code bundar nak ni bita lo la ji e man ni da e man sula pamit mo man sula pamit la pour kana kalu code bundar ke la solidarité itandi mo la me an ka bita ko wodo Gambia no nara pamit ko len sila mo ka ni ka finti bi wala pamit ko len sila ta hanya la ka finti sama tene lungo be na code bundar ko solidarité itandi na fonike la men ya ko me muta dalil kan ime muta duwa kan ye sembole jayi kan drong ye muta andu wo sembolu mi tol tante mbe akala mutale mamera mansa kunda bina jang ko te men jarinte yara ya jame la mansa kunda si mamela abe kala ko te so o ya jame mansa ile ya jame li o tay mo hani ato fon ko ya jame problème o bebu li ba fala muna sabi ko ya jame ale atija so mansa kunda sa hakilu tu ba ku bu kala ba. So until last time we must see that na Bosoleri, and we want to make this clear. We are still in May. Mbe mele kon. Jani make aba. Ntol ibe na Bosol bulala. Mbe commemoration o kela de andu mba kela youth monument. The only reason muna santa kela youth monument. Nin KMC ko mole ko ngala pamit ko.
wo doro na ba sabalen ta kala judu bara ay koy man sakunda kon tol benna commemoration o kela in this meal ba kala youth monument pour monsieur ñi way clair. Thank you so much. Thank you. You want to say something? All right. So, comrades, thank you very much, and I think it has been clear from every statement here. And why we are here today is to show our frustration and disappointment with the Gambia Police Force, and of course by extension to the executive, and that is the president and his cabinet, all of them, because this has to do with everyone who is in that office. To say the youth monument, this was not the first time people have been putting events there. People even put Tanaber in the youth monument. They've put Ngentes, they put Gamos and everything. And whenever they're doing these things at the youth monument, they don't require any permit to it. Just to April 10 and 11 was the least one, and it was co-organized with Gala and some other organizations, Team Gomsapopa and every other thing. So we cannot understand why are Gala now the target. In fact, the people should be happy, that's the Gambians by extension should be happy that Gala is doing such a magnificent and good job right now. Because what is happening and what we are seeing is the scary. Why the scary of Gala? Because Gala is then relevant. And of course that is why they're following Gala in every step that they're doing. And Gala stands for accountability. Gala stands for justice. So today having Gala being put behind bars, leaving criminals lingering when the police officers and other authorities should have gone and chased those people, it's so disappointing to say the least. Again, we are calling on the government. We are saying we have currently the 87th event of the Africa Commission on Human People's Rights in Gambia currently happening. And we are engaging commissioners and the Special Rapporteur to say that the country that you believe is championing democracy, human rights, is abusing citizens who are harmless, who are just waiting in a place to commemorate their event. So this is the biggest disappointment we are having, and we will ensure that everybody, being the commissioners, being the special rapporteurs, and everyone who is in this country is served with a petition. And in that petition, we will also ensure that we go into those hotels, because people do their events. Are people in Paradise now asked for a permit? No. Are people in OICB asked for a permit? Are people in Kereba Hotel being asked for a permit? So why are exactly right now there is a program happening there? Yeah, so in the State House. And why isn't it that the people Gala who were supposed to do a peaceful commemoration? In fact, you see, and that is what is telling you and the hypocrisy in this government. One is the government who put with the National Assembly a special committee that was looking into this. And the report had came to vindicate both Gala and then the reporter of Mustafa. So what that is telling you is the government should even have been supporting Gala's initiative to get more things if they were ready for wisdom, if they were ready for the good and goodwill of this document and accountability. But the fact that the government is now targeting Gala raise more eyebrows. Again, I'm calling on the members of the civil society and the opposition. They need to come out. We need to come out, show solidarity and stand with our youth. Stand with our comrades who are currently now under custody. Members of the oppositions, what are you waiting for? We have not been seeing you. By time now, we should have heard and hear from the opposition leaders denouncing this act as a gross violation of human rights. The civil society, by now we should have been flooding into the clean and the court. Again, we want to thank also the Gambia Bar Association. We have seen the pool of lawyers that they have brought today, this morning, and we want to encourage everybody to follow. As the colleagues are saying, this is not ending. We are trending and we will ensure that these boys are released henceforth. If not, we are calling the government. And also, I have been in Kotu and I've seen the conditions of the people who are there. We are saying anything that happens to these detainees, the government and the Gambia Police Force will be held accountable for those actions. And we are saying it here loud and clear because we have seen and we've seen their condition. They are not criminals. They are young people who stood their right to ensure that justice, transparency and accountability in this country is being seen and adhered to. So I thank you all for your attention. Yeah, Now we are done now, yeah? Maringolu Kalia moy nyamen drong wala mu galan kolti ito lebota press conference la nyen tembenna kaberin tumala menna ye fintita num fam pour que solidarité tandi la mol men yalon ko
yo wolle mutanu kunun mi yalon ko ila foro to kata ko motang anil lulu yo wolle mutanu men yalon ko ibe Kairaba police station andum akamunta motanin sabanyin tembenna wolle be Kairaba police station andum adaba ko no musufula beje men yalon ko ye mutaji andu nyin tembenna dobe ko no mi yalon ko ila foro to ko o molti mi yalon ko abala kuro je kan nyin tembenna andum fan e manna nyin sanitary pad diala atanyin laro nyimbe mu kulati mi yalon ko yaitande ila press conference mi yalon ko e botawle ke kan nyin lañin to andum fan yaitande ko musu ni woni fam mole mati mi yalon ko abe hunger strike le ke kan wala mu abantra domoro ke kan abe ibankane pour ka domoro ke nyimbe dabe kul kono men yalon ko ya fola nyin press conference to andu ko bokurun din kitala akamunta mi yalon ko wala police lo kuntum ko ti iba tele konti bola nim ko mu he will held accountable nyin bla nyin to jeto ya fofang iko sama ibe fintilale yeta nyin bla to mi yalon ko wala mu Kairaba police station oti da mi yalon ko ibe la balambay tan laje kotake pour ka je ko ka solidarity tan di ila mulla min yalon ko yo wolle mutaje ni e bayje be murananne ye murunyin bla to kotake nyinen kuma kanti mi yalon ko wala fosa galala molu min yalon ko bi e fintita num itata Kairaba police station to city fani tiol nati bayje e côté tarnola je andu itela mol jela men yalon ko wolle be mutari nyin laro inata nan e kumbenda inata ke multi miyalon ko e press conference ke e wala kumfaten nyin la nyin to joto ngamobe tentu bake ngamobe jay momro yalon ko yela watota ka kerfatu no ma dron mba fulale ala barka bake annal badi malen dron nte Sidi Job almatilo to di yala wassalam